jërëjëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr mu mel ni nag commission des lois bu assemblée nationale nag daal dinay tànn ay membre yu commission ad hoc bi nag mu ñeel dinduk mbalaanu kiiraay Ousmane Sonko ab déet jàppale ne seen ak lim toll na ci fukk ak benn ci ay député groupe parlementaire liberté et démocratie am na lu mu ci àddu di ngeen ko dégg ci la jotaayu xibaar diwaan bu Tambacounda moo xam ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci collège yi wala bokk ci lycée yi jamono yi nag taxaw nañ temb mu ñeel ñàkkopp li nga xam ne rek moom moo di feebaruk pays bi ndax itam li ñu bëgg moom moo di lu ni mel daal di leen di abal ca woowule diwaan ba tax itam ñu mën a amalaat seen i ay activité comme ni mu waree fukki fan ak juróom ci weeru février di bés wi nga xam ne moom lañ jagleel àdduna wërngal këpp nag concert mu ñeel wàllu ndaw ñi fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne at bu yàlla sàkk lu ëpp ñaar téeméer ci ay ndaw daañu ko amee monte day centre bi nga xam ne moom moo leen di war a dalal nag lu tolloog ñaar fukk ak benn lal kese la am ba tax itam association No Stress Londres nag di sàkku ñu daal di dikk ak xale yooyu ne ci ak ndimbal ngir itam ñu mën a dund wu yàgg mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon coowal Ousmane Sonko Adji Sarr mu mel ne nag commission des lois bu assemblée nationale nag daal dinay tànn membre yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci commission ad hoc bi nga xam ne moom moo war a caytu bu baax a baax lu ñeel dindik mbalaanuk kiiraay ki nga xam ne moom moo di jiit bu Pastef am déet seen ak lim toll nag ci fukk ak benn ci ay député waaye tam mu mel ni groupe parlementaire liberté ak itam démocratie li mu addu moom moo di nanguwuñu benn yoon li nu mel ndax itam la lënt ya ca wowule dossier dafa bari Pape Fara ñi ngi Amadou Ba. Assemblée nationale posé na ñaareelu acte bi ngir yëkkati malaalu kiirlaay bu député bii di Ousmane Sonko mu nekk nag tegandi lii di commission ad hoc boo xam ne fukk ak benn ci ay nit ñoo ci nekk. sànq lañ ko taxawal majorité bi tànn nañ seen juróom-ñetti député ba joxe nañ ko. nu ni tamit sànq nii waxtaan naa ak ñi ma war a waxtaanal muy sama kilifa président Ablaye Wade ak parti yi nga xam ne dañoo ànd ci biir coalition bu président Ablaye Wade muy président Papa Diop président Mamadou Diop Decroix président Mamadou Lamine Diallo président Moustapha Guirassy li nu tënk mooy man la ñu tànn ak président Moustapha Guirassy ngir ñu dem ci commission ad hoc bi pour dem foofu pour défendre président Sonko. Oui, il s'agit de Cheikh Bara Dolly et Guirassy mais également pour Benno Bokk Yaakaar c'est Aymérou Gningue, c'est Pape Birame Touré, c'est Adji Diarra Mbergane, c'est Mously Diakhaté, c'est Mamadou Baylo Diallo, Wuri Baylo Diallo, c'est Bounama Sall, c'est Demba Babayel Sow et moi-même. Donc les 8. Et pour les non-inscrits, c'est la représentante du mois de février, l'honorable Fatou Ndiaye. bi ñu ko présenté plénière bi àllarba bi ki nga xam ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma dinañ ko déglu. Plénière bi mooy dëggal li nga xam ne ñun tey liggéey nañ ko ñun ndaw lañ woon yoo xam dañu santoon ni taxawal nañ jox nañ ay proposition ad hoc bi dinañ ko déglu. su fekkee ne ñëwul aussi am na yeneen yoon loo xam ne moom la règlement intérieur bi tëral. suñu paree taxawal bureau commission boobu su ko defee nag daal di jublu ci liggéey bi mooy ñu woo président Sonko mu ñëw comme ni ma ko waxee woon rek buy ñëw moom it am na sañ-sañu tànn ab député boo xamante ne day ànd ak moom jàppale ko. waaye ñii di groupe parlementaire liberté démocratie ñoom nag dañuy bañ ñu yëkkati malaanu kiirlaay kii di député bii di Ousmane Sonko ndax gis nañ lu bëri daal jaaru ci yoon. lu xam nga mënaguñoo wax loolu ndax li tàmbalee gun ba ñu tàmbalee ba léegi rek dara leerul ndax léegi rek interpellé naa présidente commission des lois ne ko soo demee bay taxawal lu mel ni jàpp naa ne laajoon na yow ci sa bopp nga indil ñu loo xamante ne dañuy xam procureur plainte bi mu def x la. wala Sonko moo ca ne waaye la mu ma tontu mooy moom mënul tontu ci loolu ndax loolu président assemblée nationale laajoon naa ko ca ba ma ko laajee tontu ci woon kon moom loolu moom du si tontu moom. pàcc bi ci topp nag moo nekk présenté lii di commission ad hoc bi plénière bi niki àllarba bi su loolu jeexee nag ci la ñuy déglu kii di Ousmane Sonko.
jërëjëf Pape Fara ñi ngi ñu waxaat ci leneen di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne boobaak léegi lu tollook juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay doomi aadama daal nañ ci génn àddina ni ki démb lu tollook juróom benn nit ñoom ñoo toftalu ca wowule lim ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñetti cas positif la ñu am ni ki démb ñaari junni ak juróom fukk ak juróom benn test la ñu def téeméer ak fukk ak juróom ñeenti cas contact téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñeent ci ay cas communautaire ñu desandi ba tey mbokk yi ci li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus professeur Mamadou Ba expert la en vaccinologie nag nekk itam membre ci comité consultatif mu ñeel wàllu vaccin bi fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam mi ngi dalal bu baax a baax xelu askan wi ñeel woowu la ñàkk ndax itam lañ ca war a def lépp daal nañ ko ci def ba mu mat sëkk ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. Professeur Mamadou Ba doon conseiller njiitu réew mi président Macky Sall ci wàllu wér-gu-yaram moom nag dafa bokk ci comité consultatif bi saytu wàllu vaccination fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci moom nag vaccin yi ñu tudd nag ci coronavirus kilifa yi daal dinañ valider lu mat au moins juróomi vaccin. man li ma leen di njëkk a wax mooy vaccin yi c'est des vaccins sûrs efficaces donc yu wóor la te ba pare. day aar. moom nag muy dalal xelu askan wi ci efficacité vaccin yi di leen di xamal ne nag lu jëm ci wàllu effet secondaire yi tax ñenn ñi ci askan wi di am xel ñaar loolu la du dara ci seen wér-gu-yaram. léegi nag effet secondaire yi li nga xam ne boo ñàkkoo mun nga ko yëg sa yaram loolu lu néew la. pédiatre bi la xam-xamam gën a màcc ci wàllu vaccination di woo askan wi kon ñu bañ a ragal dara te dem ñekku ji bu vaccin yi egsi. parce que loolu kat moo mun a tax ñun en dehors mesure yu ñu def déjà ñun ñëpp ñu ngi ciy xarañ di def kii loolu mooy mun a yokk tax ñu mun a endiguer stopper virus bi buute ko kon il faut vraiment ñun ñëpp ñu jàppandoo. vacciné wu. professeur Mamadou Ba nag moom mooy maire commune bu Kër Baka ci xeexum mbas mi sax la doon dajale ñi di enseignants yi pour daal di jàppalewaat l'école yi ci wàllu matériel de prévention dem kon ci ay junni masque ak gel hydroalcoolique waaye itam matériel de reprographie. beneen ñàkk bi la yoon nag du ñàkk wi nga xam ne moom moo ñeel jàngoroy coronavirus waaye ñàkk wi nga xam ne moo ñeel feebaruk pays fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag diwaan bu Tambacounda boo xam ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci lycée yi wala bokk collège yi daal nay antu ci mbir mu ni mel li ñu bëgg moom moo di wile tawat daal di leen di abal ca wowule diwaan Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou. ci bis bu njëkk bi ñu amal ping bi ngir xeex feebaru pays gis nañ ni nag am na ñoo xam ne daanaka wuy si nañ ba tax nag ki nga xam ni mooy Moussa Sow mi ngi am lu toll ci juróom-ñaar fukki at moom nag mu ngi soqeekoo ci dëkk bi ñu naan Bokki Jalube nekk ci département Podor ci Fouta waaye mi ngi dëkk fii ci Tambacounda moom nag daal dina dem pingu ji district sanitaire bi nekk ci Tambacounda di ñaax askan wi nañu topp ay tànkam. sukaaɓe fof mi jimɗo fof mami ñakku ari ɗo ya ñakko ka safaraaki way tan kono nagge nge pingaaka daan ko moƴƴita borom kër bu nekk ak say njaboot war ngeen dem ñàkk seen doom ñàkkaale waaw ndax yàlla moom mooy musal ñëpp mais yàlla musal ñu aussi ci loolu waaw feebar bi. Abdou Ndiaye nekk vice président ki ñu toftal ci njiitalal regroupement dawalkatu taxi yi ci Tambacounda. lépp loo xamante ni nag lu ñuy jëriñ la rek pare nañ pour taxaw ci vraiment. bon man li ma gëm rek moo di ne état bu demee ba nga xamante ni gis na ne war naa mën a aar njabootam rek. lépp lu mu wax rek loolu lu normal la. daal di dem ci lenn ci école yi bokk na ci lycée Mame Cheikh Mbaye ak ci collège Afia. dégg naa ni amoon na variole amoon na rougeole amoon na fièvre jaune amoon na poliomyélite yooyu dañoo gaaw a faatu nit maladie yooyu jàngaro yooyu yëpp dañoo demoon léegi fièvre jaune ñëwaat na su ñëwaatee lu ñu defee pour ñeneen ñu dem. ñu defaat la même chose pour fièvre jaune demaat. waaye itam ba tey ngir gën a fësal lépp lu jëm ci wàllu oote bi district sanitaire daal di amal benn pick-up boo xam ne dañ ci def sonorisation ñi nga xam ne ñoo ca ne itam di ñaax askan wi nañu wuy ndiku ci feebar bi ñu naan pays fièvre jaune.
beneen ab tawat Moussa Omar waaye nag du ci réew bu Sénégal ca diwaan bu Guinée mu di Ebola lu ni mel la ñu fa nemmeeku ba taxitam mu jàpp ci lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama ci juróom-ñaar yooyu nag ñett ña daal di faatu ba taxitam ab laaj daal di samp fii ci réew bu Sénégal ndax itam war nañoo mën a tiit kay yenn ci ay spécialistes yoo xamante ni ñu ngi fii li ñu xamle moom moo di donte réew bu Guinée am na ay jumtuwaay ngir rek daal di jàmmaarloog woowule tawat ñun itam war nañoo xippi suñu ay gët Alxasan Ba Mohamed Sow Dieng ci reportage. ci xayma gu mujj bu gouvernement bu Guinée def ci li nga xamante ni moom mooy wàllu Ebola juróom-ñaari nit la ñu jot a enregistré ñett ñi jot cee ñàkk seen i bakkan mu nekk ab épidémie bi nga xamante ni dafa dellu si waat ginnaaw buñ ko fa nemmeekoo woon waaye nag jàpp nañ ne Guinée am na li nga xamante ni moom mooy jumtukaay yi war ngir fexe nag ba jàmmarloog lii di virus Ebola. organisation bu ñu bàyyi woon Guinée boo xam ni dina tax ña ko fay war a mun a gérer ñu tàggatoon nañ leen ba kenn ku ci nekk xarañ nga ci sa domaine pour war a mun jànkonte ak jàngoro bu mel nii. su dul premier mooy réew bu gën a am expérience ci gérer Ebola ci àdduna bi ci la bokk. d'ailleurs ñoom li tax li leen dal ci épidémie Ebola bu passé bi c'est parce que seen système bi ñuy surveiller lépp li nga xam ne mooy lu ay mbir yuy xew bees ci communauté maanaam surveillance bi ñuy doon def épidémiologique bi surtout problème feebar yi ñoom seen système bi baaxuloon daawuloon dox mais bi yoon ñoom am nañu lu ñuy tuddee ANSS. réew yi ko wër. war a mën a activer li nga xamante ni moom mooy seeni dispositif mu di ab digle sax organisation mondiale de la santé dispositif yooyu dana tax ba ñu mën a fexe ba fàggandiku ci feebar bi même bu fekkente ni sax jàpp nañ ne ci wàllu Sénégal moom chance yi néew na lool ngir ñu enregistrer ay cas Ebola. am na ay activités yoo am solo yoo xam ne buñ ko taxawalee dina mën a aar réew yi nga xam ne ñoo war Guinée donc suñu réew si la bokk pour que mbir mi bañ a jóge foofu dugg si suñu biir réew. Sénégal xëy na amul lépp mais am nañ li nga xam ni muy waa kër docteur yu xarañ ci lépp loo xam ni maladie infectieuse la. te dama bëgg aussi ñu bàyyi xel ni ci at yi ñu jëm ci kanam maladie infectieuse yi dina bari lool en Afrique. gën a fexe ba renforcer li nga xamante ni moom mooy saytu gi ci wàllu frontières yi waaye itam toog di xool bu baax a baax nekk ay digle ñi nga xamante ni ñoom la ñu jokkool ñuy sàkku Guinée mën a fexe ba jote ci li nga xamante ni moom mooy vaccin bu jëm nag ci wàllu Ebola organisation mondiale de la santé engagé wu na ci sax. Alxasan Ba wàllu wérgu yaram ba tey niki tey yemook fukki fan ak juróom ci weeru février di bés wi nga xam ne moom lañ jagleel cancer ci ndaw ñi ci àdduna wërngal këpp fi ci réew bu Sénégal at bu yàlla sàkk lu ëpp 200 ci ay ndaw dinañ amee woowule tawat monte day fi nga xam ne fa lañ leen war a dalal nag lu tollook 25 benn lal képp dong moom moo fa nekk association No Stress Londres nag di sàkku ab wàllu ngir rek ñu war a mën a sauver yooyu leen ndaw Pafara ñi mu mel ni lim bi jéggi na dayoo. lim bi dafa jéggi dayo lépp 200 ci ay ndaw at bu ne dinañ am lii di cancer ci jamono ji nga xam ne centre bi fi nekk mënut a dalal lépp 100 ci ay malade. lim bi nga xam ne ñoo am cancer ci xale yi at bu nekk dinañ gis 221 xale yu am cancer lim bi am na solo service bi benn la ci Sénégal bi yëpp donc fépp fu xale amee ay signes yu wane cancer fii lañ koy yónnee pour ñu mën ko faj nombre xale yi nga xam ne moom la ñu mën a dalal 20 lal ak juróom-benn lañ am 20 lal ak juróom-benn yooyu si la ñuy teg malade yi pour faj leen ci la ñuy defee itam li nga xam ne moom la ñuy woowee hôpital du jour xale yi ñoo jël seen chimiothérapie ñibbiwaat seen kër le même jour wala ñu toog fii 2 fan 3 fan soog a ñibbi seen kër. mu nekk feebar bu cher lool ci wàllu prise en charge bi loolu indil jafe-jafe yi ñii di way jur yi. naas yi métti na rànd yi métti na ak fukki junni yi ñuy fay loo ji buntu ba buñ ko mënoon teggi métti na man maa ngi nii léegi def analyse ba pare ñun mën nga war a fay fukki ak benn sa buntu ba indaale wu ma ko fa métti na trop. garab yi ci mën a dimbalee garab yi tim métti na. feebar bu métti la. métti torop si yaay yi métti si papa yi. médecin yi wax dëgg jàmbaar la. baax na laaj man ñu ñuy jàppale. mais nag ñun suñ doole moo ko matewul. léegi nii rek laay woo sama borom kër di expliqué tey li may ñëw fii paas rek moo ma toog. ma ne ko bu ma amee ordonnance bu may def mun ma xanaa nga ñibbi rek ba beneen yoon.
parce que duma am lu ko jëndee tey dara nekk ci kër gi. ngir fexe gone yi delluwaat di ree association yu bëri dugal ci seen loxo. lu mel ni nag defe naa ci centre bi en particulier affaire les enfants atteints de cancer ëpp na fukki at noo sosnan di ci jàpp defe naa lu mel ni dafa nekk lu normal am na sax at yoo xam ne dañuy ñëw lu ëpp benn yoon dañuy ñëw ñaari yoon ñëw ñetti yoon woote bi rek mooy nit ñi ñëw gën a rejoindre ñu d'abord mais gën a jàpp aussi. wàllu jàppalante ñu ngi koy def nuñ ko mënee waaye ba léegi nag jafe-jafe yi ñu ngi fi cancer bi di leucémie mu ngi wéy di sonal gone yi waaye ci diggante bi gis nañ ci yeneen léegi nag toll nañ ci juróom ci ay cancer yoo xam ne moo sonal xale yi. association yu kinésithérapeute fii ci réew bu Sénégal nag ñoom ñoo xëy banque seen ay yoxo bokk na ci li ko waral mu di seen ab liggéey bi ñu ne rek dañu ko soofantal ba tax itam lépp la ci war defuñu ko moo xam lu jëm ci wàllu réglementation ak itam yeneen yi ci xeetoo ba tax itam niki tey amaloon nañ ab ndaje Maymuna Njaay Pape Sangoune Mbay. massage li ko taxoon jug ñu ne acte de soin la maanaam ñu bari ñu koy def seen yaram dafa sutante wala sax ñu am kayit kër docteur bu leen di may ñu koy def wante fii ci Sénégal li ñu seetlu mooy salon yi ko fi ubbi bari nañu te nee nañu li ëpp ci ñoom dañuy liggéey nii rek amuñu benn kayit lii la association bi ëmb kinésithérapeute yi wax tey jii nag ñu bank seen loxo ne duñu liggéey tànk waxuñu ci li leen metti. ñu gis ni suñu profession bi pratiquement ñu ngi koy agressé de tous bords tey jii li tubaab di wax la nature a horreur du vide gis nañ ni formation boobu lañ ca waroon jox ak yelleef joxuñu ko ba tax na tey jii nombre de kiné yiy liggéey Sénégal ci administration boo ko xoolee néew na néewaay goo xam ni mënul permettre li nga xam ni mooy besoin population ñu mën ko def donc tey jii pratiquement ci ay juróom-ñetti fukk sax egguñu fa donc loolu dafay poser problème. liggéeykat yi ci wérgu yaram nee nañu moo ne de ci atum 2012 ba léegi ñi ngi artu. même bi fi Eva Marie Coll Seck nekkee en 2012 bind nañ ko lettre ba mu recevoir en audience ci problème bii lañ doon wax ba mu demee it ay autorités yi fi nekk muy ministère bu bees bi bind nañ leen ci lii donc xaaruñu tey événement am ñu ciy wax xëy na tey nag la suñu voix gën a audible mais yàgg nañ ci wax te bind nañ ci. te yemuñ ci wax rek ak bind yooyu dañoo bind sax pour ay modification texte proposé leen. seen yëglu boobu looloo tax tey jii ñu ne foog ñu am politique bu leer ñu xoolaat bu baax liggéey bi nan lañ koy gën a mën a defee ci anam yu gën a rafet. tey jii li tax vide boobu am benn texte moo fi am texte bi ça date de 1953 ñu ne ñun li jiitu mooy d'abord état bi réglementé waat li nga xam ne mooy secteur bi. pour mu mën ko réglementer il faut que ñu am code de la santé wala ñu am ordre pour corporation yépp y compris même les kinésithérapeutes. liggéeykat yi fi mu toll nii bëgg nañu itam nguur gi daal di sëgg ci service public bi ndax nee nañu ñu bari tey jii ñu ngi leen di jéggaani di dem ci salon privé yi ndax kat cadre ba demeewul noonu biñ ci noppee sax leeral nañu ne ñoom séance de massage ci seen barème yi nga xam ni moom la ñuy tëral warul weesu. ñeenti junni. Maymuna Njaay weneen ab kuréel woo xamante ni bëgg nañ nguur gi daal di sëgg ci seen ay bëgg-bëgg mu di ñi jaay karo fii ci réew bu Sénégal li ñu mënta nangu moo di yokkuteef gi ñu nemmeeku ci tarif douanier yi ba tax itam nag ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ay xalif généraux lañ te ñu nekk fii ñu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ñu teewlu Youssou Niang mooy secrétaire général bu association des commerçants de karo fii ci réew bu Sénégal Cheikh Anta Diop ak say latir ñoo tàttaan ay kàddoom. depuis 1 an jaaykat karo yëpp amul kenn ku ci mën a voyager dem def dara léegi nag mu am lu méttee métti loo xam ne dafa dal suñu kaw nekk ñetti mbir benn bi nga xam ne moo ci gën a doy waar te gën see métti mooy problème mu importation yi problème importation yi dafa am ñaari problème yi ci am benn bi mooy le transport maritime dafa quadruplé la douane sénégalaise si l'importation des carreaux ñu def am benn hausse bu 50% bu ñu def ci carreaux yi ci période pandémie mënuñoo importer ba pare li nga xam ne moom la ñu mën a am kis néew ci importation bi li nga xam ne moom la ñu ci waroon gagné douane teg na ko ci kaw importation yi léegi ñun on est obligé de travailler à perte. les investisseurs étrangers mooy chinois yi ak indiens yi ñooñu normalement ay partenaires la ñu war a nekk mais waruñu sax nekk des concurrents parce que ñoom dañoo ñëw investir ci réew mi kon loolu wax dëgg fa yàlla lu baax la mais am na concurrence déloyale bu ci am boo xam ne état bi Sénégal dafay gëmm bëtam te loolu aussi war na ko xoolaat
indiens yi aussi seen problème aussi doy na waar parce que indiens yi ku nekk xam nga ñoom politique bi ñuy def seen état yi ñoo leen di dooleel ñoom amuñu usine fii mais ñoo raw sax ñi am usine fii parce que da ngay gis benn indien bu ñëw ubbi benn dépôt mun na indi si chaque mois mun na def plus de 100 conteneurs parce que ñoom dañuy am usine seen dëkk seen état jàppale leen jox leen ay moyens ñuy indi loo xam ne bu ñu ñëwee duñ mën a jaayandoo ak sénégalais bi. association ACCS am nañ plus de 2500 membres yoo xam ne ñu ngi affilié ci association bi partout dans le Sénégal di liggéey 2500 personnes fu ñuy liggéey wax dëgg fa yàlla ñooñu war nañ leen a jàppale mais kenn jàppale wuñu. Daaru Bey mbokk yi ab village wu nekk ca Diogo ci commune bu Daaru Xuddoos département bu Tivaouane foofee nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo li ñu xamle moom moo di mënatuñoo nangu ñàkkum ndox ma ba taxitam doomu dëkk ba daal di taxawal ab forage woo xamante ni seen ak nakar dina leen dëddu ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. lu wér la ñàkk ak ndox fii ci diwaanu Diogo dëkk yu bari de dañuy wër-wërloo dem ci sayaan yi wala sax ci déeg yi ngir mën a am ndox mu ñu jëfandikoo ay jigéen ak i ndaw jóg duppe seen bopp kuréel gii di alhamdulilah dajale nag ay koppar ngir mën a defaral seen bopp forage daanaka dina jox ndox dëkk bi di Daaru Bey. waaw forage bi mouvement alhamdulilah bu Diogo et environ ñoom ñoo ko bënn xaaruñu dara ci nguur gi pour l'instant parce que li ñuy def ñoom lañ koy defal ndax lii ñoom la war ñuy jéem ci suñu as tuut ndax ay baykat lañu solaire moo koy doxal dëkk bi amul courant fi ne nii jamono sedd la ñu nekk boo xoolee instant bi ndox mi day xaw a wàññeeku par rapport ak bu tàngee moo lay xamal ne la dëkk bi dëkk bu mag la. soxna si di Kumba Fall moom it ñu ngi ko fekk daanaka ci buntu forage bi nee na de yéen bu diis lañu leen teggil ndaxte amam ndox fii ci gox bi jafe-jafe la fi woon. fii nag moom danoo xool ni jafe-jafe ndox moo fi ëpp te moo fi gën a metti si jigéen ñi parce que da ngay gis sax ku tollu diggante ba nga naan tey lay am doom muy yanu paan ba yeneen problème di ko si fekk kon mouvement alhamdulilah moom moo ñu teggil yan boo xamante nii yaakaaruñ ko woon feneen. danga daan jaar ci montagne yoo xamante ni montagne yu gudd la di dox ay plus de 500 mètres au minimum pour am ndox ci loolu la ñu fekkoon. ñàkkam ndox de lu taroon la fii ci Daaru Bey waaye ñoom forage bi ñu fi samp dina leen jàppale bu baax ndaxte nee nañ ku amulam ndox ak wér de du la yomb te forage bi dina tax ñu bëri mën a yëngu ci wàllu mbayam dër. ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu tàggat yaram football di ay but yoo xamante ni daal nañ koy marqué ci juróomi ndaje yi nga xam ne amal nañ ko ci 7e journée bu Ligue 1 jamono yi nag ci ak tënk jàppale ne mat na ci fukk ak ñaar ci ay bi CNEPS excellence bu Thiès itam daal di rek jël raw gàddu yi ci rek génn woo xamante ni mënees na ko def stade bu Mbour itam am na fa mu taxawee Cheikh Sadbou Diarra. juróom ñaareelu bésu Ligue 1 bi ci waa Stade de Mbour la gën a neex moo jël ndam li ci derby bi doxoon digganteem ak Mbour Petite Côte benn bal ci dara loolu may ko mu yéeg ci ñetteelu place classement bi tolloo poñ ak jàmbaar mi nekk ci ñaareelu place bi équipe bu Saly bi Tembo la jëlee ca Louga digganteem ak Njàmbur ku nekk am benn bal jamono jooju waa Génération Foot teg la ñaari ndam guleet ren ji loolu may leen ñu yéeg ci ñeenteeli place bi ginnaaw bi ñu dóoree ñaari bal ci dara ñaari tali yaakaar bi mu amoon ginnaaw bi mu soppee entraîneur antuwul mbetteelu bés bi CNEPS excellence bu Thiès moo ko def dafa fekk ci AS Pikine jël ndam li ñaari bal ci dara ba tax mu sori juróomi poñ ñi war a wàcc su yamoon fii naka noonu waa Dakar Sacré-Cœur yi itam ñoom ñi am ndam ci jongante bi ëpp ay but ñetti bal ci ñaar lañu dóor waa Casa Sport Teungueth FC AS Douane ak US Gorée Jaraaf jongante yooyu dañ leen dàq ba jëmmi jamono ndax Teungueth ak Jaraaf yi amoon ay match ci Coupe d'Afrique yi ci Ligue des Champions waa Rufisque yi ñàkk ci kanamu Espérance de Tunis ñaari bal ci benn waa Jaraaf yi ñoom jëlee ndam ca Zimbabwe dóor Platinum FC benn bal ci dara ci barrage aller Coupe CAF bi jongante boobu nag seen entraîneur bi di Malick Daaf teewu ca woon moom mi mujjee démissionné ngir des ci équipe nationale bu Sénégal bi ñu jagleel ñi seen at yees fukk ak juróom ñaar
Cheikh Sadibou Diarra ginnaaw football ci réew mi football ca biti réew jàppale na ñett match yi nga xam ne namoon nañ ko amal ci huitième de finale bi match aller yi nag daal nañ koy dàq mu ñeel club anglais yi nag daañ ko amal fa nga xam ne moom moo di ca Hongrie ak itam ci Roumanie bokk na ci li ko waral nag jàngoroy coronavirus rawatina li nga xam ne rek moom moo di variant britannique bi nag li ñu ci jublu bokk na ci rek daal di dakkal lawteefu virus bi boobu la xibaar di ngeen ko am ci jotaay wi ci kàllaamay tubaab ñun itam ñu jaare fa daal di buural wile jotaay rédaction bi di leen jox dig daje léegi-léegi Chérif Diop dina fi teew ngir faram-fàcce xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf